donc ñu ngi nuyu mbokk yëpp samay kàddu nag ci ñett laa koy tënk benn bu njëkk bi mooy ay kàddooy cant la te tubaab di ko wax remerciement maanaam dafa am ay cant yoo xam ne ni dama koy yëkkati ci turu conseil municipal bu Ndondol ak ci turu délégation bii nga xam ne moom laa àndal ngeen gis ko jëmale ko ci ay nit bu ñu jógee foofu également may yëkkati ay kàddu yoo xam ne nii dama koy wax muy ay kàddu yu seede en tant que maire de la commune de Ndondol ci li nga xam ne gis nañ ko ci poste de santé bu yaay ak case de santé yi nga xam ne ñoo bootu ci poste de santé bu yaay ñetteel bi mooy ab sëriñ bu ma yëndiwaale boo xam ne nii dina tax li ñu fi wax tey ci ay défi tubaab di ko wax défi te muy wax ay bëgg-bëgg yoo xam ne nii dégg nañ ko fi te ñu war koo saafara pour que mu indi tawféex ci poste de santé bu yaay ak case de santé yi ma wax leen tey jéego yi nga xam ne fas yéene nañ ko cee def bu neexee yàlla. ci sant yi gannaaw ba ñu santee yàlla suñu borom julliwaat ci yónnentam bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam ndax tey lu ñu mun rek lu nit mën ba di ko wax rek di ca woote ñu ciy santante ñun en tant que doomu aadama suñu borom a ko nangu. suñu borom lu mu nanguwul rek doomu aadama ko tubaab danaan l'homme propose Dieu dispose maanaam nit ki day am yéeneem waaye yéene yàlla suñu borom moo koy eggale. kon bu ñu toogee fii tey bay santante ci suñu biir yàlla loolu la bëgg parce que daf ne boo santul nit ku santul nit doo sant yàlla. kon nag ñun ñu ngi santante ci suñu biir waaye du tere ñu dellu sant suñu borom bi nga xam ne tey ñun ñiy toog fi ñëpp kenn ku ne sa yéene la fësal ba lii nga xam ne moo ñu fi dajale tey ñu mun koo am. loolu dañ ciy jiital chef de village bi ñu ciy jiital ak mooy fi nga xam ne fi la ñu dal tey mu chef de village yu yaay ñu fekk si ko parce que moo ñu dalal di suñu way jur di sëñ Mbay Kama ñu koy ñaanal gudd fan. damay fàttali rek ne keroog ba nga xamee ne jël nañu dëkk bi ci 2014 fekk yaay am ak jaxasoo gu metti te ku nekk xam na ne am réew mënta dox bu fekkee nit ña bokkuñu benn jubuwaay te loolu pour mu am faw mu am ku jiitu ci kanam. du ko fa gën du ko fa ëpp ab juddu du ko fa ëpp alal waaye nag ak kóolute la ñuy def ci moom yaakaar la ñuy am ci moom keroog defe naa ne ba ñu koy jiital dañu koo jëli ciw xew maanaam campagneul man de damaa campagne pour yor Ndondol mais moom campagneul newul ne maa bëgg newul ne tey danaa leen jiite nit ñee toog ba ñu waxtaanee ba pare ñu ne diw de moo ñu doy ñu ne kan la ñu ne Mbay Kama moo ñu doy loolu fi la ñu fekk te mën naa wax waa yaay de te duma juum mukk lu ma xamul mooy xam naa ne jig na waa yaay ndax nag ba ko waa yaay tege ci bopp yaay ba léegi jàmm ak salaam am na fi waaye yokkute gu rëy mu ngi am ci dëkk bi loolu moom defe naa ne ku dëkk ak yaay ak ku dëkkut ak yaay yëpp ñun xam nañu ko te loolu la ñuy doy njiit da ngay bu ñu la jiitalee da nga am ab yërmande ci sa askan te am na yërmande ci waa yaay yéene na waa yaay jëlut ab yar di dóor waa yaay nekkul di xëccoog waa yaay nekkul luñ ko jox mu jël dugal këram bàyyi waa yaay te it fu ko waa yaay soxlaa mu nga fa loolu lañ soxlaa kon dañ lay ñaanal loolu ma wax ci sëñ Mbay Kama moom laay wax ci Njàmme Saar mii ndax li tax ma tudd Njàmme Saar te dinaa tudd ñeneen ñi fi nekkul mu chef de village bu Njemaan chef de village bu Bakapom ci ñooñu laa koy yemale parce que ak bu Mbomboy 2 parce que poste de santé yi dañu leen a créé Ndondol ñaar la mais poste bu nekk dañoo jël ay village toftal la ca village yu ma tudd nii ñoo bootu ci poste de santé bu yaay kon chef de village yooyu yëpp amel nañ leen njukkeel waaye Njàmme Saar mi nga xam ne moo fi teew tey jóge Mbomboy 1 di chef de village bu Mbomboy 1 teewal na Mor Thiaw mi nga xam ne moo représenté Daawur Thiaw Mbomboy 2 teewal na Gànna Ndour bu Njemaan mais teewal na également Kader Ndiaye bu Bakapom ñëw fekk si naataangoom di sëñ Mbay Kama li ma wax ci sëñ Mbay Kama moom laay wax ci moom ndax moom it dafa wutu way juróom bu góor te defe naa ne ba mu koy wutu dégguñu coow dégguñu xëccoo ndax dafa am tànk boo xam ne ni da ko toppoon ci way juróom ba way juróom làqoo yàlla suñu borom def
waa Mbomboy ñi nga xam ne ñoo doon liggéey ak way juróom te fu mu mos fa way juróom mosoon a taxaw mu ñëw taxaw ci wetam ñoom ñoo ko doyloo tey ba mu nekk Mbomboy. kon Ndiamé yow it ak say naataango ñu ngi leen di sant bu baax di leen parce que nag ñun lu ñu mën ci village yi rek chef de village yi ñoo tax. beneen bi dama koy jëmale ci infirmier chef de poste bi ñu fi indi ak sage-femme bi fi nekk ak toute l'équipe médicale du poste de santé de Yaay ak ASC yi nga xam ne ak ñi nga xam ne ñu ngi liggéey ak ñoom ci ñaari case de santé yi nga xam ne am na fi muy Mbomboy muy Ngemaan ak bi nga xam ne ñu ngi koy waaj a ubbi muy Bakapam mu nar a doon ñett. madame Diouf dégg nga li waa Yaay waxuma ko te dañoo nekk ci réew moo xam ne nii léegi dara mënatu fee nëbbu te nit ñi la ñu xalaat la ñuy wax xaw ma ndax xam ngeen li ñu naan démocratie liberté d'expression liberté d'opinion wax li nga xalaat te nag dafa am secteur boo xam ne nii boo yorek mbaax wala nga yor ak mbon wala nga yor lu nëbbu foofu la gën a gaaw a feeñe mooy secteur de la santé du nëbb dara mënul nëbb dara parce que li tubaab naan la santé n'a pas de prix mooy maanaam wér-gu-yaram amul njëg te ku feebar li ngay njëkk a xalaat mooy damay dem faju ji te boo faju see fii nga jëm si kay ñëw di faju si jaaxle lay indi kon bu la fi fekkee rek jikko jooyor di nga ko woon te waayaay yëpp seede nañ waa ndondol yëpp seede nañ ne dëpp bi nga fa nekkee ba léegi ak équipe yi la fiy fekk yëpp gàcce ngaalaam loolu mun nañ ko seede man de wax dëgg yàlla njiit laa waaye xam naa ne nit ku joxe cër la nit ku teey la nit ku dal la mais nit ku bëgg li muy def la également il faut yaay xam ne nit ku bëgg li muy def la am na nag lu Mbaye Sène wax léegi loolu moom mook administration moo ànd këyit gi waaye ñun de dañuy ñaan këyit googu buy ñëw yàlla na nekk këyit goo xam ne ni promotion la lay defal waaye boo naree dellu dem foo xam ne nii xëj na du doon promotion te dañ lay ñaanal nga am promotion nga yàgg ak ñun mais yàlla na nga am promotion yow équipe bi ñu fi nekk yëpp parce que nag soxla nañu la waaw kon vraiment équipe bi nekk ci poste de santé Yaay am ngeen jaajëfu conseil municipal ak askanu ndondol yëpp gis nañ liggéey bu rafet bi nga xam ne yéen a ngi ko fiy liggéey poste de santé nag amul frontière man mii ndondol laa dëkk waaye bu ma neexee mën naa ñëw fii faju te loolu gis nañ ko fi pour loolu weesoo damay ñëw ci comité de développement sanitaire bi parce que nag bul li wolof naan bu lëg lekkee alom na ko gërëme coy tey jii nañu jëlee chef de village jiital ko ci village bi ne ko yaa ñu doy doxalal jël maire jiital ko ci bopp commune bi ne ko yaa ñu doy doxalal noonu la waayaay jëlee également poste de santé bi ak case de santé yi tënku ci kawam yëpp boole lépp jébbal comité de développement sanitaire bi nga xamee ne secrétaire exécutif bi Aliou Faye la mook équipe am yëpp ñu ngi leen di wax jërëjëf di leen féliciter ci liggéey bu rafet bi nga xam ne yéen a ngi koy liggéey parce que nag mën ngaa am infirmier chef de poste bu baax mën ngaa am sage-femme bu baax mën ngaa am chef de village bu baax waaye kuréel gay doxal ca poste de santé ba bu baaxul résultat mënul feeñ te ak yaay résultat dafay feeñati fi li may wax nii Aliou Faye mën na koo seede ñu bari mën nañ ko seede sous-préfet Ngoy moo fi nekkal président de la République ci arrondissement bi ànd na ak ñi nga xam ne ñoo ŋànk santé ci département Banlieue ñuy def ay tournée di évaluer poste de santé yi mais ba ñu ñëwee keroog mairie di def le bilan bi ñu wëree Yaay ñëw ndondol dem feneen ñoom dañu ne li ñu gis ak Yaay gisuñu ko fenn loolu moom la ñuy wax ndondol ba ñu ca jógee it am na ay informations yi ñu am sur le plan technique ci ay performances yoo xam ne que nii surtout ci wàllu vaccination yooyu te ñu jot résultats yi jógee ak Yaay kon loolu comité de développement sanitaire bi dañ leen di sant ba boole ceeg tey nag ambulance bii nga xam ne moom ngeen indi tey muy sagu waa Yaay di sagu waa ndondol yëpp parce que nag ambulance bi defalu leen ko waa Yaay rek de waa ndondol yëpp ngeen ko defal tey man dama am fierté laa wax boo xamee ne que nii wax dëgg yàlla rëccu moon li may jiitee ndondol waaye rëccu moon li may jël Yaay toftale ko sama parce que man damaa jël sama bopp ndeyale ko Yaay dafa naa ne loolu mosuma cee nëbbatu kon tey bu doon ni dañoo ñëw ma nekk ci commune bi xëj na ñu naan maire mu ngi liggéey waaye échec mu ngay am ak Yaay du ma neex waaye nag defe naa ne tey suñuy wàññi samay réussite juróom mën naa ne ñett yi ak Yaay lay féete te lii tey firnde la ci Aliou Faye woo na ma guddi woo ma bëccëg di ma waxu ambulance man ba ma koy wax dama ne ñii day wax dëgg yàlla bu fekkee dong dañuy waxal yàlla kuy wut équipe buy liggéey
boo yeboon wut équipe bu mel nii. réew mi nag dañoo aadawoo lenn bu ñu nee ñu ngi jiital sama genre yëpp dañuy daw ñëw ne mën a mais bëgg a jiite taxul mën a jiite kooku nañ ko xam. élection yi passé fi la ñu fekk dégg nañ ci lu ne waaye kii dóor a mën kii saaga loolu moom nañ ko wax. yéen a ngi def ay résultats yoo xam ne nii bu fekkee yàlla dëgg rek la bëgg te moom la suñu borom bëgg mooy waaye yaay war nañoo xam ne équipe bi fi nekk du équipe buy caaxaan du équipe buy lekk xaalis du équipe buy wuruj man maa ko wax. parce que ku dem ba jënd ambulance bu mel nii wallaay nelewoo tëddoo ci taatu garab di werante nekkoo fi également lu ñu fi dugal nga dugal ko sa poos loolu amul. kon ñu leen di sant bu baax di leen gërëm te danañ leen jàppale. beneen bi dama koy jëmale ci mbootaayu jigéen ñi tey dama am xol bu gën a sedd ndax xam nga lu tax dañu ne loxoy mbootaayu jigéen yi day dugg ci biir dafa dugg ci biir jàpp ci te ñun de ki ñu jiite di président Macky Sall li mu gëm moo tax gis ngeen lu muy def rek dajay boole jigéen moom gëm na ne tey amul benn réew benn dëkk bu mun a jëm ca kanam développé émergent te jigéen ñi jëluñu dugal ca seen loxo. ku fi falu jigéen ñi ñoo la fal ak ndaw ñi la ñuy wax waaye jigéen ñaan ne ca bopp ba loo fiy liggéey te jigéen ñi nekkuñu ci également liggéey booba du antu te tey bés bii wane na ko te nag waaye yaay jigéen ñi yaay dañoo wane tey exemple bi ma ñëwee ñu ne ma mbootaayu jigéen ñi yaay dañ cee saf-sap parce que dañoo nekk ci quinzaine de la femme gis nga weer bii fukki fan ak juróom yi yëpp ba le 31 fanweeri fan ak benn ci weer bi dañu ko jagleel jigéen ñi Sénégal li ñu leen ko jagleele nag wane na ne yéen am ngeen ci taxawaay bu baax a baax kon ñu ngi leen di sant. beneen bi dañuy sant ndaw yi mooy jeunes yi parce que wax nañ ko fii Aliou Faye nee na jeunes yi seen yéene seen mébét lu nekk def nañ ko fu nekk taxaw nañ fa kon ñooñu mat na kon jeunes yaay également gàcce ngaalaama parce que ab dëkk nag ay ndaw a ko yore te ak yaay nemmeeku nañ fi ne kat lépp loo xam ne ñu ngi koy def te muy lu baax ndaw yi yaay jël nañu dugal ca seen loolu de man mun naa ko seede bu baax kon jeunesse yaay ci turu conseil municipal ñu ngi leen di sant bu baax ci seen taxawaay bi nga xam ne am ngeen ko fii la ca des nag dama koy jagleel notable yi nekk ci dëkk bi su ma nee notable yi mooy mag ñi fi nekk te mag ñooñu bu ma koy wax toujours damay xalaat suñu baay suñu maam bi suñu papa Ibra Diouf muy sagu Sénégal parce que président Macky Sall da ko woo ba pale français yi décoré ko fan la jóge ndondol fan la jóge ak yaay loolu ku mu doyul dara du la doy kon yéen ñi nga xam ne yéen ay kilifa yi dañ leen di ñaanal yal na leen yàlla gën a bàyyi suñu kanam parce que ñi ma tudd léegi lu ñu mën yéen la ndaw yi dañoo wéeru ci mag ñi jigéen ñi également dañuy wéy ci ndigalal mag ñi kon bu ñu nee ak yaay tey jigéen ñi dañoo am taxawaay ndaw ya am ay taxawaay c'est parce que mag ñaa ko xàll mag ñaa ko waral ab dëkk boo gis duñu tudd ndaw ya ci lu baax duñu tudd jigéen ña ci lu baax mag ña bu leen laajte safaan ba dong lay doon kon mag yi yaay ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm fi may daaneele poñ bu mujj bi mooy li nga xam ne mooy li ma leen di indiwaaleel defe naa ne fii ba ñuy ñëwee ba ñu faloo fii laa njëkk a def sama investissement parce que dama ne damaa jël sama bopp dëppe ko yaay ndeyaleel sama bopp ak yaay maternité bi lañ njëkk a defar du ñu ñëwaat xëj na ci fi ñu jaar yëpp ba ëgg si tey ba poste de santé bi mel nii mais damaa bëgg rek pour wax leen neneen dégg nañu tawat bi nga xam ne wax nañ ko ci personnel de santé bi ñun nag dañ am ay stratégie mooy xam nañ ne soo jëlee garab jox ko poste de santé mën na caa génne loo xamee ne que ni xëj na dina mën a am lu mu réaliser moo tax ba ñuy ñëw di jël ndondol 2014 2 millions 500 laa fekk enveloppe ñu koy séddale ñaari poste de santé daaw bi ñuy mujjee ba daaw 2020 yokk nañ ko ba mu dem juróom-benn million ren fi may wax ak yéen dina dem ba juróom-ñaari million incha allah te loolu li tax ñu def ko mooy dañoo bëgg ñaari poste de santé yi gën a am doole parce que poste de santé yi bu ñu amee doole case yi dañuy am doole mais bu poste de santé yi yàngay case yi dafay yànq moo tax ren la ñu joxe woon daaw dafay yokk incha allahu rabbi te defe naa ne loolu su ñëwee lu mu néew a kas néew tuut dina mën a améliorer tuuti condition de travail personnel mais condition de travail personnel duñ ci yem foofu defe naa ne loolu man danaa def benn réflexion personnelle ak les 2 infirmiers chefs de poste ak les 2 comités de développement sanitaire pour que ensemble ñu xool nan la ñuy jéem a xoolee ci budget yi di ñëw nan la ñuy xool ba di accompagner
le personnel de santé surtout le personnel subalterne parce que it loolu jaadu la. beneen bi am na benn fonds bu ñuy génne at mu jot 1 million doon ko jagleel ambulance bi fonds boobu également comme yaay am na ambulance incha allah parce que carburant lañ leen koy dimbalee ren bu soobee yàlla defar fonds boobu amaat nañ 1 million buñ ciy génne xaalis bu yemb la kooku danañ ko redistribuer ba nga xamee ne que nii ñaari poste de santé yi dañ ci yem doom kenn ku nekk mën ca am lan ci am. beneen bi ci tegu mooy lii nga xam ne mooy logement sage-femme bi loolu yi dama leen di wax ne incha allahu rabbi budget ren bi moom jàll na te budget déwén bu soobee suñu borom danañ ci def benn montant boo xamee ne que nii danañ ko tabaxal benn néeg boo xam ne nii fa lay dëkk maanaam dëkkuwaay boobu logement sage cadre de defe naa ne nag ak yaay am na loo xam ne dama ko fiy wax toujours te yàlla dina ma ci suturaal man de damay sant yàlla mosuma jàkkaarloog askanu yaay wax leen dara te defuma ko mosul am loolu nag dama koy sant kenn rek mooy borom kun fa yàqul parce que ku man moo tax mais nan fekk na mu nekk yéene bu sell te dëggu ci yow te man ku xar sama xol bi xam ne bu ma nee damay defal waa yaay wallahi du ngistal du politique yéene la kon dama ne le personnel de santé dama leen di wax ne incha allahu rabbi déwén ci budget 2022 danañ ci def montant boo xam ne danañ tabax fii ñu nekk nañu ko doon defee benn logement pour la sage-femme kooku moom dana am bu soobee suñu beneen bi ci case de santé yi tënku ci commune Ndondol yëpp mais rawatina ci yaay ñun bi ñuy ñëw xëy na fekk nañ fi ay case de santé fekk nañ fi Mbomboy fekk nañ fi Njemaan fekk nañ fi également Mbel Xawul mais Mbel Xawul bi ñu ñëwee dañoo fekk presque mu sooxe yooyu lañ fi fekk ñu ñëw yokk ci Ngeme Issa defaraat ko ren fi may wax ak yéen dinañ ubbi ñetti case de santé ci commune bi yu bees benn bi Baka Pom la te fii la bokk kon poste de santé yaay nañu xam ne bu weesoo Mbomboy ak Njemaan danañu leen indil beneen case de santé boo xamee ne que ni dina gën a dooleel seeni résultats parce que case de santé yi aussi dafa am ay performance yu muy permettre ñu koy def ci wàllu surtout wàllu vaccination loolu xëy na infirmier chef de poste ñoo ma ko gën a xam fi may wax ak yéen nii ñetti case yooyu xaalis bi war a jënd matériel ba fay dem yëpp ñoom dañuy ñëw fekk fa lépp ay lalak lépp lu ñuy war a jumtukaay lu bees pour lu dinañ ko jënd incha allah rabbi te bëgg nañu ren mu commencé muy Njeejeng muy Baka Pom muy fi nga xam ne moom mooy Ndéeg incha allah rabbi dana am te dootul yàq rawatina nag fii nga xam ne fi la ñu nekk tey muy ak yaay kon moo tax président secrétaire exécutif lii benn enveloppe la boo xam ne ni li ci nekk 230 litres gasoil la maa ko ciy njëkk a def ci oto bii pour ngeen ci daw bu so donc loolu moom lañ ciy barkeloo di leen wax ne li ci des nag dañuy continuer ak waa yaay ànd ko waaw parce que dañoo am mbégte man de damaa bég parce que lii ñuy jël nii tey Ndondol Actu di ko jël man bu ma sañoon mu wër àdduna bi parce que loolu le président de la république soxla CDS yi bi ñu koy créé maanaam comité de développement sanitaire yi dañ koo réformer mais réforme bi lii lañ ci namoon pour que comité de santé yi liggéey parce que dañoo nemmeeku woon ne comité de santé yi amoon na lu des ñu tëggaat ko jox ci nag cër bu baax communes yi ñun da ca am part bu rëy buñ ci am mais également gën a jox gëdd ñi nga xam ne ñoo ko jiite kon bu ñu demee tey ba à Ndondol plus précisément à Yaay le comité de développement sanitaire liggéey xaalis boo xam ne nii jënd nañ ci li nga xamee ne que moom mooy ambulance médicalisée ñu ciy mën a transporter ay malades loolu bu ko président de la République déggee dina sedd xolam ndax fonds de concours bi mu ñuy jox ak fonds de dotation bi mu ñuy jox ñu jëmale ko ci santé ak yeneen domaine de compétence transféré yi lim ci namm mooy ngeen ñu koy jox def ci ay résultats mu dellu soit ci askan wi te loolu la waa Yaay wone tey kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm gudd na mais ñuy jéggalu bu baax di ñaan yàlla bu ñu fiy dajawaat ëllëg incha allahu rabbi ñuy inauguré li nga xam ne moom mooy logement sage-femme bi loolu la ñuy ñaan suñu yàlla suñu borom jërë ngeen di sant